yéene kaay yu ca bari tey xëy Yewwi ak Wallu nañu dàqee ca wet ga HCCT ndax ñàkk gis ñu ne njariñ la observateur ne Yewwi Wallu ànd falax ca wet ga la ñuy def googee kuréel ne duñu bokk ci élection yi jëm ci tànni membre am le mandat ne Bougane Gueye Dany ak waa gëm sa bopp ñëw nañu fekk si leen ci wan ginnaaw gi ñeel HCCT ak wote yi jëm ci fànn woowee ci la tribune gëm sa bopp ne kuréel la gunu fi war a jëlee sax ndax benn amul njariñ ba ca topp koppar yu bari lay jural askan wi le témoin gis ne démb waa Wallu ak Yewwi danoo jël ñaari dogal yu politique lool benn bi ci soofantal gi nu soofantal conseil constitutionnel ne duñu fa yóbbu benn kalaame ndax yàq sa kalaame la ba ca topp mooy wan ginnaaw gi ñeel HCCT ak faluk ay membre am yéene kaay bi ne Khalifa Sall Ousmane Sonko ak ñi nu àndal wane nañu ci lu leer dogoo gi nu bëgg a dogoog la fi woon ba fii ci wàllu doxalin ci yéene kaay bi di l'info Déthié Fall ne mënee su la dund ak waame di inondation gis askan wi méttit wu nuy dund ngay dem di bokk ci élection jëm ci kuréel goo xamante ni genn ak njariñ la amul Cheikh Tidiane Dièye ba tey ci l'info di ko feelu ca naan amul benn sénégalais bu la mën a wax njariñal HCCT fukki milliards ne budget mu ne bari na te mënoon na jariñ askan wi feneen Mamadou Lamine Thiam bu wàllu moom ne am na ñenn ci seeni rang ñu nu bëgg a rocci di leen gerak dig ay poste ci conseil ca boobu HCCT Cheikh Tidiane Youm gis moom ne opposition bi ci boppam fan yi moo delloo ca na mu gën a tuutee ci seen wàllu dayoo ñoom waa nguur gi nga xam ne donte doon nañ dugali njuuj njaaj ci wote yi amunu majorité Pape Diop moom ana fu mu ca fare loolu mooy laaj bi observateur ne tey moom jiital bokk gis-gis dina leeral kan ba mu bokk yéene kaay bi di bis bi le jour moom mel ni leer na ko naññi ne bëccëg Pape Diop mu ne ca Macky la jëm ginnaaw ab ndaje xalifa bu tedd bi Serigne Mountakha Bassirou Mbacké ba mu ñaanal ko moom ancien président bu Sénat noonu it la enquête gisee ndax yéene kaay bi nee na Pape Diop vers le Macky ñu des ak enquête mi jàpp ne coow li yëpp nag PDS ci boppam moo dekkiwaat ñëwaat ci digg géew politique bi ci gàttal ñoom wàddeen ak ñaar fukk ak ñeenti député ñeenti téeméer ak juróom fukki junni ci xob ak ñetti gox yu nu teg tànk PDS suqalikuwaat na ca maître Abdoulaye Wade ñu ne mën na waxtaane négocier waat luy raxasaat derab Karim Wade enquête ne bu nu toppee sax yoon moom Abdoulaye Wade ci boppam moo war a jiite séance bu njëkk bu assemblée nationale ba keroog bis bu ñuy fal président bu bees Mankeur Ndiaye ndax dafay waaje dem ci opposition bépp déet ginnaaw ak meram moom Mankeur Ndiaye bi ñu éliminé liste Yewwi jàppale woon fiit soxna Aminata Tall mi doon song Macky Sall ca ñu ne yooyu mandarga yépp kuy waaje dem ci opposition bi lay nuru réseaux sociaux yi contrôle gi ci état bi bëgg ak jàppuk ñenn ci waa mafia kàcc le vrai journal mel ni ku naan du yomb ci état bi de contrôle googee ndax donte ak jàppe am na ba tey xëti yéenekaay yi ñu ngi koy détourné ko soppar ñi ci internet bi ca matuwaay ci wàllu yoon it doyul Seydi Gassama ci source a moom la mu gis ci la ñu toppee ku mel ni Ousmane Diagne bu mafia kàcc ne day wasaare xibaar yu wérul mu ne loolu procureur ko fabriqué kese ngir gàntal yëngu yu activiste yi askan wi ak i jafe-jafeem ci wàllu dundin ak nekkin rawatina inondation yi Vox Populi xamal ñu ne président Macky Sall sàkku na ci gouvernement bi beneen programme investissement bu yaatu ngir xeex waame googee laata décembre 2022 sàkku it ci ñu baral jéego yi jëm ci ñaareelu phase programme décennal bu xeex inondation yi 2012-2022 sàkku it ci kaw plan Orsec ñu jëfandikoo moyens yépp ngir manqal askan wi ndox wi féexal leen askan woowee la Soleil xëy tey ne musiba mbaa bu kuba ndeke moo leen tiim ak taax yu daanu naka noonu it taax yoo xamante ni yu wóoradi la lu toll ci junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-benn taax yu wóoradi ñu ngi ci réew mi yépp juróom-benn téeméer ak ñaar fukki ak juróom-ñaar ci Ndakaaru diggante novembre 2021 ak août 2022 lu toll ci fukki bakkan yu ci rot laas moom ñëw yokk ci tiitaange gi ndax nee na ginnaaw covid-19 am na beneen virus bu feeñ ca Chine tëral na fa fanweer ak juróomi doomu aadama Langia la tudd boobee virus ca ci mala jëm ci doomu aadama lay wàllante jàngoro ji ñu ne melokaani covid-19 la yor seen parfum yu neex yi di Safir ko ñaa ci Turquie Sénégal nag ni ki démb am na ñaari médaille benn médaille bi nag kaka gagné moo di Louis François Mendy ci wàllu 110 mètres et moom nag daal na jël li nga xam te ne moo di médaille d'argent bi daal di daan li nga xam te ne sax moo di recordu Sénégal record bi nga xam te sax moom mi di Louis François Mendy moom moo ko daal di yoroon leneen li nga xamante ni daal mën nañu ko wax ci lu jëm ci mbir moom le moo di kii ka raw moo di doomu Algérie bi di Amine Bouanini daal di jël li nga xam ne moo di médaille d'or bi médaille bronze bi nag ki ka gagné moo di doomu Koweït ni ki démb itam am na geneen doomu Sénégal bi nga xam te ne muy yëngu ci wàllu taekwondo di Mouhamadou Mansour Lo moom itam jot naa gagné lii di médaille bronze chez les moins de 63 kilogrammes fi mu toll nii Sénégal ci xayma toll na daal na gagné lu tollook ñetti médaille benn bi xaalis la ñaar ya te des nag ay médaille bronze lañu ba tey ci lu jëm ci wàllu jongante yooyu la nga xam te ne ñu koy amal ca Turquie Sénégal nag tey jii dina yëngu ci biirum athlétisme ak ki nga xam te ne moo di Amath Faye di médaille de bronze ci wàllu triple saut moom nag dana daal di yëngu ci li nga xamante ni
moo di concours saut en longueur keneen ki nga xamante ni tam ñu koy xaarali moo di Sangone Kanji di yëngu ci wàllu triple saut moom sax doonoon na championne d'Afrique en titre moo di championne d'Afrique en titre ndax jotoon naa gagné ci ñeenti at yi la weesu woon lii di médaille d'or ci wàllu jeu islamique nga xam ne dañu ko doon amoon ca Bakou leneen li nga xamante ne mën nañ ko wax itam moo di Sali Sarr di vice championne d'Afrique ci wàllu triple saut moom itam tey jii dana fexe kon bokk na mu gagné médaille ci sport boobu nga xam te moom lay daal di yëngu ba tey ci lu jëm ci wàllu jeu islamique yooyu de Sénégal ni ki dem ba ci wàllu football équipe nationale locale bi dañoo daal di match nul un but partout seen digg ak ñi di waa Algérie fi mu toll nii nag ñoom daanaka daal dañ leen daal di sës ci mbir bi ndax seen jogante gi nga xam ne moo nar a dox seen diggante Cameroun faaw rek ñu am ci nam ba pare bàyyi xel ci jogante ko nar a dox ci diggante Turquie mi ko organisé ak ñi di waa Algérie ci wàllu volleyball lu jigéen ñi Sénégal démb daal di ñàkk ci diggam ak Cameroun 7-7 ci dara ci wàllu lutte rek maanaam bëre Omar Faye moins de 57 kilogrammes ak Mamadou Diouf moins de 74 kilogrammes démb ñoom itam dañu leen daal di éliminé. pour loolu weesoo ñu daal di waxtaanee Afrobasket bi nga xam te nañ ko jagleel le moins de 18 ans yi ci wàllu góor ñi Sénégal ni ko tey jii incha allah ci bu 14h30 jotee ci heure Ndakaaru danañ daal di sóobu ci quart de finale seen digg ak ñi di waa Angola dina am itam yeneen i jogante waaye démb Mali bi nga xam te ne moo di pays double tenant du titre ñoom dañoo daal di éliminer ñi di waa Bénin ci wàllu quart de finale 106-46 geneen quart de finale bi diggante Madagascar mi ko organisé la ak Guinée Madagascar moo mujj qualifié ci wàllu demi-finale score 59-47 ñu daal di waxtaanee wàllu beach soccer nag kii di Alseyni Ndiaye di capitaine de l'équipe nationale bu Sénégal jamono gi ñuy wax ak yéen ma nga ca Suisse waa FIFA ñu ko daal di invité daal di kon bokk fas yéene sumb ab plateforme numérique bi nga xamante ni danañ ci gën a mën a doxal li nga xamante ni moo di googule discipline di football lu tefes gi moom nag Alseyni Ndiaye mu ngi koy rafetlu ñu déglu ko ci micro yu Youssouf Bodian. donc dañuy wax alhamdulilah d'abord. sant yàlla bu baax donc am si contentement ak mbégte bi nga xamee ne bokk naa si ñi waa FIFA tànn nga xam ne ñooy joueurs yu mag yi nga xamante ne ñooy tàggatu si beach soccer bi ñi nga xamante ne nii waa FIFA ñoo leen invité pour développement beach soccer bi si adduna bi yëpp particulièrement règlement yu bees yi war a génn ak yooyu yëpp feex ñeenti at yi di ñëw donc boo duggee seen site yi di nga ko gis donc ñu invité ma si donc en tant que sénégalais et africain donc loolu contentement laa si am donc boo xoolee man maa si nekk nit ku ñuul donc loolu fierté la li ma ci mën a wax mooy bu nit ñi fàtte ne aussi que si àddina wërngal këpp maay deuxième meilleur gardien du monde de beach soccer sama combat mooy fépp fu ma mën a dem pour représenter Sénégal ak Afrique dignement rek donc dinaa ko def donc si loolu lay continuer incha allahu di ñaan yàlla defal ñu jàmm te di waxaat ne amaat nañ contentement bu baax a baax si invitation bi. ba tey ci lu jëm ci xibaaru takkat yaram yi daal di waxtaanee li nga xamante ni moo di wàllu football ni ki démb nag ñu ngi doon amal super coupe d'Europe ci Helsinki ci Finlande diggante Real Madrid la woon ak doomu Allemagne yi di waa Francfort Real Madrid nag moom moo ca daal di mujj am ndam 2-0 seen but ko dugal di David Alaba ak ki nga xamante ne moo di Karim Benzema lii nag moo di juróomeelu super coupe d'Europe bi nga xamante ni ñii di waa Real Madrid nag ñoo koy gagné daal di kon boo ko tolloog ñii di waa FC Barcelone ak Milan AC bi nga xamante ni ba démb ñoo noonu ñaari équipe yi nga xamante ne ñoom ñooy def li ni mel tey jii nag Real Madrid équipe bu mag bi fekki na leen. jërëjëf Cheikh Tidiane Diagne. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. xibaaru caade ñu ànd ceeg Georges Déthié Diop. mbokk yi ñu ngi leen di dalal jàmm. xamal ndaw ñi Omar Foutiyou Tall xamal leen itam ay jaar-jaaram loolu mooy namteefu kuréel gii di Rendo wi nga xamante ne fas yéene naa def ay conférence ay table ronde ay exposition internationale atub 2022 gi ak atub 2023 kuréel gi am lu toll ci fukki ju nekk juróom ay membre ci biir Afrique Europe naka noonu ci Amérique du Nord démb dañ doon janook taskatu xibaar ñu déglu ci ñaareelu vice président bu Rendo Ababacar Seck ci micro Astou Ndaw. nag ñu bëgg def liggéey bi nga xamante ni dana xamal nit ñi kan mooy El Hadj Omar ñu xam ni ci 19e siècle bii ñu génn El Hadj Omar mooy figure bi nga xamante ni moom moo mën a fexe ba gox yi ak goxaat yëpp ba waaso yi ba tarixa yi yëpp turux yëpp ñu ànd doon benn pour jëmmal l'islam waaye tamit bu ñu weesoo l'islam bi mu mbubbal l'islam ba l'islam mën a am jàmm ak yeneen diine yi am ak jàmm même ñu amul diine pour ñu mën a utiliser Rendo pour mën a investir na concrètement ci projet yoo mooy mën a xam
tax ba xale yi gis seen bopp ci El Hadj Omar gis ni que dafa doon wayjur maam boo xamante ni boo toppee ay jàngatam ak i bindam ak dundam ak ni mu doxalee nitu jàmm la woon nit koo xamante ni xam-xam moo ko taxoon a jug nit koo xamante ni takkul sax sénégalaise dem na sëyanteeg yeneen i gox ci biir Afrique pour wane li nga xamante ni téeméeri at ak juróom fukk ci kanam